tey fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars ñuy fàttaliku bokk na ci yi ñuy fàttaliku jàpp gu nu jàppoon yenn ci ñoñi Y'en a marre foofee ca Kinshasa la amee woon loolu nag mi ngi amoon ci atum 2015 Fatou Kiné Deme lañ ci àndal. fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2001 ñuy fàttaliku xaatim bi doxoon ci diggante nguurug Sénégal ak fipp yu Casamance di waa MFDC. François Bozizé nekkoon na chef d'état-major bu Centrafrique te ñu dàqoon ko ca toogu googu mu nekkoon ci weeru octobre atum 2001 ndax la mu jéemoon nag muy foqati nguur ga fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2003 ci la taxaw nag dëggal boppam ni moom mooy njiitu réew ma. gannaaw nag ab coup d'état bu amoon ca Bangui mu xiirtaloon sax ki nekkoon njiitu réew foofu di Ange Félix Patassé mu daw làkku ji ca Cameroun. décret boobu tere woon ni ñeent fukk ak juróom-ñeent ci étudiant duñu bindu ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi nekkoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 1971 étudiants yooyu nag ñu jàppoon ni ay yeekatu fitna lañu ci daara yi. tey nag ñuy taxaw ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2015 ak waa Y'en a marre yooyu nag ñu jàppoon ca Kinshasa Fadel Barro nekkoon coordonnateur bu mouvement Y'en a marre mooy dellusiwaat ci mbir moomee ak anam yi ñu leen tegee loxo. waaw bés bi nga xam ne moo dellu si tey di 16 mars bi ci Kinshasa booba suñuy xarit yi nga xam ne dañ ñu xam. ci li ñu liggéeyoon Sénégal ci Y'en a marre ci lañ ñu xamee fexe ba jot kook ñun ci jamono jooju ci Twitter non Skype Twitter ensuite Skype ñu nekk ci di waxtaan ñoom Floribert Anzolini jamono jooju ñoom ñi ngi dëkk Kinshasa te bëggoon fexe góorgóorlu ba ci seen réew troisième mandat bi nga xam ne ñun sénégalais yi xeexoon nañ ba dakkal ko ñu ne ñoom ñun sénégalais yi ñu ko réussir mu lañ bëgg a xam. moo taxoon ñu invité ñu foofu ci Kinshasa ñu créé woon mouvement bu ñoo woowee film bi nag boo ko déggee mooy sifflet sifflet ci olof ci wala bokk ci français maanaam mbiib ci wolof film bi nag dañ ne dañuy sifflet pour ñu dakkal jafe-jafe yooyu ñu nekkee te dara indilu leen ko lu dul ay njiit yu bon ba pare nekk ci bopp réew yi di ay troisième mandat moo taxoon ñu dem fa bañ fa demee nag yàlla def bu ñu waxtaanee ba pare ba ñuy waaj a ñibbisi ñuy def benn conférence de presse boobu ñun fekk ne ba ñuy dem ak Congo fexe nañ ba yóbbaale suñu xarit yi jëppale yi nga xam ne ñoo ngi ci Ouagadougou fële ci Burkina Faso te ngeen wooyee Balai Citoyen ñoom nga xam ne aussi parce que xeex boobu lañ def seen réew ba seen mouvement bi Balai Citoyen mu ngi tekki maanaam dañu bëgg di balayer ba pare ak ci citoyen di ci jàmm ñooñu nag ñun ñoo fa àndoon bu ñuy def conférence de presse ba ca la ñu fekk jàpp ñu ci ñu fa kaso boobu ci Sénégal man la woon ak Alioune Sané ak Fou Malade boo demee ci Ouagadougou suma xarit boobu nga xam ne moom sax dafay def musique di reggae moom lañ fa jàppandoon ak ñun ñu téye ñu fa nag ay fan Sénégal yëpp jug Afrique yëpp jug ñëpp taxaw def benn bopp ne àll fokk ñu bàyyi xale yi ba année boobu jamono jooju président Macky Sall woote woon na foofu waaye aussi société civile sénégalaise di mag ñi di ñaan ñëpp jàpp ci bañ delloo si waaj ñu ci jàmm fii ci réew mi buñ ñibbisee nag ci lañ nekk di wéyal suñu xeex bi boobu ba léegi film bi googu nag ak Lucha beneen mouvement la bu nekk foofu ak ay Balai Citoyen ñun ñooñu ñëpp nag dañoo booloo mujj am benn kuréel bu mag bu ñuy woowee Afrique yi te Afrique yi googu moom mu ngi woowee day amal activité at bu nekk mi ngi def fii ci Dakar lu ñuy woowee daaraay waxtaanee xeexu ndaw yu bees yi nga xam ne du ñu indi fitna waaye jàmm rek lañu bëggal seen réew. aywa Chérif muy waa Y'en a marre Fadel Barro ak ña mu àndal bokk na ci seen arrestation ñu ko doon fàttaliku mu amoon fële ca Kinshasa ñenn ci ñoom. ñett doon woon moom Fadel mii ci la bokkoon Aliou Sané ak Fou Malade te Malal Talla. donc ñoom lañ jàppoon ak seen i naataangoo yu Burkina Faso Balai Citoyen. doon fekki waa film bi comme genre Y'en a marre fii ci Sénégal mbir mi amoon ci locaux ONG mais benn ONG américaine. à l'époque nag coow lu bëri woon na les tensions surtout en République démocratique du Congo ndax Joseph Kabila fa nekkoon moom it di buum bi ñoom dañu jàppoon ni la réunion était illégale c'est ce que le gouvernement congolais avait déclaré à travers son porte-parole bi nga xamante ni quand même
mooy Lambert Mende bi nga xamante ni donc doon na fi def ay déclaration ci ay RFI France 24 doon na reproché donc à l'époque aussi gouvernement Sénégal sur le plan diplomatique Macky Sall moo fi nekkoon donc dox ci ay jéego ban libéré leen ñu ngi leen accueilliroon fii sax ci aéroport militaire à l'époque aéroport Senghor la woon avant muy nekk aéroport militaire ñuy dem fële ca Diass ñoom waa Y'en a marre sonnoon na fa nag parce que ils étaient quand même en détention xam nga Congo les conditions n'étaient pas réunies parce que Y'en a marre dafa commencé woon def émile fii la tàmbalee mais gisoon nañ dëkk yu bëri ci Afrique quand même ñu inspiré wu ci voilà mooy bale citoyen parce que après aussi ñoom joué nañ ci rôle bu am solo boo xamante ni également fële nga xamante ni moom mooy ci Burkina Faso d'avancée démocratique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aussi. C'est pas la même chose. Ils sont beaucoup trop en retrait par rapport à ce qui se passe ici. D'ailleurs loolu la autorité yi wax sax dañ leen ni République démocratique du Congo du Sénégal te du Burkina Faso. Donc te seen mouvement boobu samedi ci guddi ngeen ko taxawal déclaré wu leen ko fenn te da ngeen a bëgg a jàngal suñuy ndaw nan la ñuy def ba jàmmaarloog force de l'ordre ba jëlee fi ñi nga xam ne moo di nguur gi te ay wote jotul. ndax boobu ñu ngi yëngal affaire u troisième mandat bu Joseph Kabila. loolu yëpp nag la ñu doon bañ ba jàpp leen jàpp gu nga xamante ne nii xawoon nañ caa sonn loolu balaa ñuy ñibbi si Sénégal yëpp amoon nañ ci njaaxare. loolu yaa jàmm defoon déclaré les persona non grata en Gambie waay ça c'est vrai merci beaucoup Ibou doon ci bëggoon sànni benn kàddu. waaw bon juste pour Cheikh Tidiane wax na ko léegi bale citoyen gis nañ taxawaay bi mu amoon mais ñoom tamit gis nañ impact bi nga xamante ne amoon nañ ko Côte d'Ivoire. muy doon loo xam ne dafa dem ba commencé daan tiital ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi nekkoon ci sous-région bi. donc bi ñu gisee ñu arrêté woon waa Y'en a marre au niveau de Kinshasa xawoon na leen may ñu amaat temps pour defarwaat di waaj bañ influence boobu mën a yegg ci seen réew. juste pour dire impact bi nga xamante ne ñoom amoon nañ ko à l'époque mais maa ngi ko doon wax Chérif nee na léegi donc man dama gis ne ñoom première législature waroon nañ ci am taxawaay au niveau de l'Assemblée nationale. ils l'ont pas fait gis nañ taxawaay bi nga xam ne Fadel am na ko au niveau de Kaolack. donc yaakaar naa buñ ko njëkkee woon. ñi fekkoon nañu am ay représentants gën a wéyal li nga xamante ne mooy seen mission régalienne si on peut l'appeler ainsi. Très bien. mais au moment quand même très affaibli Y'en a marre maintenant parce que combat yi nga gis nii bon ñi ngi ci affaire u parrainage bi xam naa di ngeen ci wax mais des na quand même surtout ak coowal li nga xamante ne comme mooy visa yi leen laaloon waaye. muy mbir moo xam ne quand même indi na fi coow moom it ba ñenn ci ñoom ñu tegoon leen loxo bàyyi leen jamono ji ñuy àddoo lu ci mën a am daañ leen ko toppal bu baax a baax 7 heures jot na daanaka ba jege fukki simili xibaar yi ci gàttal ak Cheikh Tidiane Diaw. aywa Cheikh nag dañ koy tooj mais tey moom yaramam neexul wax dëgg fa yàlla yaram bi neexul aywa ñu bàyyi la nga tënk xibaar yi daa daw ba dugg Saalum réer fa ñu defal ko suppu yeel wala suppu kooraay daw yi ngeen di wax daal après ngeen nettali ma ko parce que man j'ai rien compris. noo koy xamee boo tiitee doo xam loo def. rien compris Cheikh Diop waxal ci gàttal Cheikh Tidiane dafa daw ba dugg Sokone dëkkam te xàmmeewul fu mu dugg aywa ñu dem ci xibaar yi ci gàttal. Allahu akbar le sprinter. aywa Cheikh. xibaar ñu tàmbalee ko ak waa jooju di wuyoo Cheikh Oumar Diagne moom nag tey jii dafa annoncé démb sax la annoncé ab convocation fële ca division des investigations criminelles maanaam DIC loolu nag mi ngi ko defee ci page Facebook am nii waaye fi mu nekk ni nag xamagul lan mooy motifu convocation boobule ñu wax ci ab grève boo xamee ne nee nañ ña ngi koy waajal ca secteur pêche bi ndaxte nappkat yi ñoom daal nee nañu ab grève ñetti fan la ñu bëgg sumb li ko waral mooy dañoo jàpp ni fi mu nekk nii daal délivrance à outrance maanaam lu bari loo xam ne ñu ngi koy jël ay licence de pêche di ko jox bateau étranger yi tax na ba jën amatul ci géej gi xibaar boobu nag mi ngi ci xët bu njëkk bu Témoin ñu wax ci wàllu tàggat yaram
ak Dakar Université Club ñoom duñu bokk ci tournoi ba nga xam ne dañ ko amal fële ca Kigali ci Basketball Africa League duk ci match de la dernière chance bi nga xam ne daf ko seqoon nag doomu Maroc yi di Salé dañ leen mujj daan 91 à 86 daanaka ñoom ñoo jël ndaare ci seen poule seen conférence plutôt ñu jeexalee ko ci wàllu football ak Ligue européenne des champions huitième de finale retour Manchester United bu Cristiano Ronaldo ñoom éliminé nañu leen ci huitième de finale yi Atlético Madrid moo leen fekk ci seen dëkk daan leen benn bal ci dara mu nekk nag lu inédit maanaam football bi mu amee ba léegi ci fukk ak juróomi at yi ñu génn bi mooy gulet kii di Messi ak Cristiano Ronaldo duñu bokk ci huitième de finale yu Ligue des champions tey jii nag Juventus ñoom dinañu fexe bokk ci quart de finale yi ndaxte dinañu dalal Villarreal bu Boulaye Dia match aller bi ku nekk benn bal dugaloon Chelsea bu Edouard Mendy ñoom ñi nga xam ne dañoo gagné woon aller bi ñaari bal ci dara dinañu dem jéem a valider seen qualification ci seen diggante ak Lille malgré jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy dund jamono yi ak guerre bi am Russie tam am impact bu am solo ci seen doxalin Fatidia. aywa ñu dem ci xibaar yi biti réew yi ànd ci ak Ibou Diouf Cheikh Tidiane jërëjëf.